ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ni yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV tey nag ñuy waxtaanee kii di Cheikh Anta Diop bi nga xamante ne nii génn àddunaam ñu ngi koy célébrer chaque 7 février maanaam Cheikh Anta Diop mi ngi génn àdduna juróom-ñaari fan ci weeru février 1986 ci région bu Dakar mu nekkoon nag ab historien doon itam anthropologue nekkoon tamit homme politique sénégalais bi nga xamante nii ndongo yi maanaam étudiants yi nekk sax université Cheikh Anta Diop bu Dakar yu ci bëri xamuñu mooy kan rawatina nag ndaw ñi nga xamante nii dégg rek la ñu am ci moom Cheikh Anta Diop nag ci dundam yëpp mu wane Afrique rawatina Afrique noire ñi nga xamante ni der bu ñuul la ñu am mu fësal seen aada fësal seen civilisation yëkkati der bu ñuul ca kaw àdduna gépp teg ci seen bët parce que tubaab yi dañu mës a naxee que ni ñun Afrique rawatina nit ñu ñuul ñi amuñu histoire maanaam amuñu taarix maanaam ñoom ay mala la ñu jàppee ndeysaan Cheikh Anta Diop ci xam-xamam bu sell bi def ay gëstu bind def travail scientifique wane ni Afrique dafa am histoire avant même colonisation Afrique dafa am histoire ay junni at ca gannaaw dem sax ba ne Afrique ci boppam moo influencé li nga xamante ni nii mooy àdduna donc bu du woon Cheikh Anta Diop mën nañ ni làmbaay dina ñaaw parce que dafa siggil nit ku ñuul jox ko gëddëm yëkkati ko nag ci àdduna wërngal këpp ñëpp xam ne Afrique rawatina nit ku ñuul du doomu aadama bu ñu war a tuutal. ci vidéo bi nag di ngeen xam di ngeen découvrir parcours nit ki mooy kan yan liggéey la def pour wane ni Afrique acteur la principal ci li nga xamante ni mooy histoire àdduna di ngeen xam tamit yéene yi Cheikh Anta Diop amoon ci Sénégal rawatina Afrique dinañ wax itam ci carrière politique am moom ak Senghor naka la ko Senghor xeexee fii Sénégal pour néewal ko doole ba yéene gi nga xamante ni amoon na ko mu jëmmal ko fii ci Sénégal lépp dina leer dina leen ko expliquer ci vidéo bi ngeen xam Cheikh Anta Diop nit ku màgg kooku nit ku tedd kooku noonu mooy kan. Cheikh Anta Diop nag mi ngi juddu le 29 décembre 1923 fële nga xam ne nii mooy Ceytu mi ngi nekk ci département bu Bambey ci région bu Diourbel fii ci Sénégal Cheikh Anta Diop bàyyeekoo ci famille wolof bi mu amee nag ñaar fukki at ak ñett ci la dem Paris maanaam France jàng fa li nga xamante ni mooy physique chimie mais yemu ci daf ci dolli jàng li nga xamante ni mooy histoire ak li di science sociale mais ci jàngam Cheikh Anta Diop dafa adopté benn point de vue boo xamante ni dafay méngoog li nga xamante ni mooy Afrique fexe ba yëkkati jër bu ñuul weddi tuuma ñi teg ci kaw africains yi comme quoi que ni ay askan lañ yoo xamante ni amuñu démb. En 1951 Cheikh Anta Diop ci direction Marcel Griol bind benn thèse doctorat ci université bu Paris ci thèse doctorat boobu noonu mi expliqué ni Égypte ab dëkk la boo xamante ni ay africain noir ñoo ko sanc ñoo ko sos làkk yi nga xamante ni moom la égyptiens yi di làkk ak culture égyptienne ci boppam bi nga xamante ni occident yi dañ ci inspiré wu Afrique noire la sokkee ko balaa dara di am mais thèse doctorat boobu noonu li ci garaaw mooy français yi ci boppam dañu bañ ni Cheikh Anta Diop du ko présenté maanaam présenté wul thèse boobu noonu bi mu ko bindee ba pare thèse bi livre lañ ko mujj def tuddee ko nation nègre et culture bi nga xamante ni ñu ngi ko publié en 1954 1960 la ñu xaar pour jox ko li nga xamante ni mooy doctorat maanaam Cheikh Anta Diop teewul Cheikh Anta Diop mi ngi woy di amal spécialisation ci li nga xamante ni mooy physique nucléaire ci laboratoire chimie nucléaire bu nekk collège de France li mu ci jublu woon mooy créer ay méthodes ay approches yoo xamante ni dina ko mën a may mu gën a yaatal xam-xamam jëm ci wane ni Afrique dafa am histoire bu am solo ci liggéeyam bi tamit mu sukkandiku ci ay citation yoo xamante ni ay nit yu ci mel ni Hérodote ak Strabon ñoo ko def ay citation yuy firndeel que ni Égypte ancien Égypte bu yàgg ba seen xar kanam yi sax dafa nduroog africain noir yi moo xam ci seen wàllu couleur maanaam ay nit yu ñuul lañu woon laataa ñuy doon ay nit yu xees boo xoolee seen wàllu karaw ni mu mel seen wàllu bakkan yi ak seen tuñ yi ay ressemblance la yoo xamante ni ay africain noir dañ yoo xamante ni au fil des années au fil des millénaires ñoo transformé wu doon ay nit yu weex mais bu ñu remonté dans l'histoire ay nit yu ñuul lañu woon comme ñun Cheikh Anta Diop dem ba wane ni ci lu leer nañ que culture égyptienne ci boppam culture nègre la maanaam ay nit yu ñuul lañu woon mais yamu ci rek ci wàllu aspect physique bi maanaam ci wàllu melokaan kanam bakkan ak aspect physique yi ma leen limal mais même ci côté langue boo xoolee Égypte dañu am ay langues yoo xamante ni dafa inspiré wu ci li nga xamante ni mooy ñun suñu làkk yi moo xam muy séeréer moo xam muy wolof boo ko jëlee wolof tey dañ koy fekk ci langue égyptienne bu antique bi
en 1960 bi mu amee li nga xamante ni mooy doctorat bi nga xamante ni français yi mujjanteel bi nangul nañ ko mu ñibbisi Sénégal jàngale en tant que maître de conférence ci université bu Dakar bi nga xam ne nii tey moom lañ ko dippee mais teewul en 1981 la am titre professeur loolu lépp dina ci ñëw après parce que ay problème la yoo xamante ni nii moo waral lu ñu mel ñu bàyyi ba 1981 jox ko titre professeur ak maqaama bi mu am dinañ ci ñëw léegi. en 1966 la créé li nga xamante nii ci biir université bu Dakar premier laboratoire africain boo xamante nii day spécialisé ci wàllu datation des fossiles archéologiques mu ànd ceeg commissariat français bu énergie atomique muy CEA ci biir laboratoire boobu noonu Cheikh Anta Diop def ay test mélanine utiliser maanaam ay échantillon wu deru doomu aadama yi nga xamante ni nekk nañ Égypte mu méngale kooku ñun suñu yos yi maanaam africain noir yi te bi mu ko defee résultat yi daf ko jox que ni effectivement ñoom égyptiens yi seeni origine mooy Afrique noire. nga dem dans les années 70 Cheikh Anta Diop dafa participer ci comité scientifique international bi nga xamante ni nii dañ ci lëkkaloo nag ki nga xam ne nii mooy UNESCO pour élaborer histoire générale bu Afrique mu nekk benn projet éditorial boo xamante ne nii mi ngi toll ci 8 volumes ngir bind ouvrage boobu noonu Cheikh Anta Diop participer ci colloque international bu Caire en 1974 mu nekk moment boo xamante ni moo ko may mu confronter maanaam méngale méthode yi nga xamante ni doon na ko def ay recherche France yëgalee ko fii ci Sénégal wane ay résultats de recherche yoo xamante ne nii àdduna wërgal këpp teg ci seen bët ci colloque international boobu noonu Cheikh Anta Diop bind benn chapitre tuddee ko l'origine des anciens égyptiens ci colloque boobu noonu spécialistes yi fa teewoon yu ci ëpp dañu approuvé résultats yi nga xamante ni Cheikh Anta Diop présenté woon na ko fa moom ak Théophile Obenga di firndeel que ni comme li may wax sànq Égypte ancienne Afrique noire la ñu sokke ko fa lañ inspiré wu jamono moo dox ba soppe ko am. donc ci tënk rek Cheikh Anta Diop moo nekk noonu pour wan leen liggéey bi nga xamante ni def na ko pour siggil der wu ñuul ci àdduna wërngal këpp. d'ailleurs en 1966 bi ñu organisé festival mondial des arts nègres fii ci Dakar Cheikh Anta Diop dañ ko def auteur africain bi nga xamante ni moo ëpp maqaama maanaam moo ëpp dayoo gi nga xamante ni def na ko ci li nga xamante ni nii mooy 20e siècle bi. mu nekk lu am solo le 8 février 2008 ministre de la culture bu Sénégal muy Mame Birame Diouf dafa inauguré benn mausolée ngir delloo njukkal ki nga xamante ni nii mooy Cheikh Anta Diop ci village natalam muy Ceytu mausolée boobu noonu bokk na ci site yi nga xamante ni nii yu gën a màgg la fi nga xamante ni mooy Sénégal boo jëlee tamit université bu Dakar université Cheikh Anta Diop muy UCAD depuis mars 1987 Cheikh Anta Diop lañ ko tuddee. Cheikh Anta Diop aussi ci liggéey bu am solo bi mu def pour sigil der bu ñuul def nañ ko honoré ko grand prix de la mémoire édition 2015 par des associations littéraires. ba léegi ci leeral ci jàngale bi nga xamante ni Cheikh Anta Diop jàngale na ko Cheikh Anta Diop day expliquer que ni pour que ñi xamul liggéey bu am solo bi nga xamante ni defoon na ko Cheikh Anta Diop day wane ni doomu aadama ci boppam ñu koy tibbee Homo sapiens mi ngi njëkk a feeñee ci li nga xamante ni mooy latitude tropicale yu Afrique yi boo xoolee ci dëkkuwaay yu ñuy woowee Grand Lac Cheikh Anta Diop firndeel que ni doomu aadama yi njëkk yi ñuy woowee Homo sapiens yi ay nit yu ñuul lañ woon ci kaw suuf mu rax ci dolli que ni mu rax ci dolli ne ay junni at ay nit yu ñuul kese ñoo nekkoon ci kaw suuf amul woon nit ku weex Cheikh Anta Diop dafa firndeel que ni nit ku ñuul moo njëkk ci kaw suuf laata nit ku weex te am tey bu ñu wëree àdduna bu mu daj osman yi gën a yàgg ci àdduna